Système, logiciel numéro 1 de gestion d'école au Sénégal, destiné aux établissements scolaires, quel que soit le niveau. Préscolaire, primaire, collège, lycée, université. Dar Système propose une multitude de fonctionnalités spécialement développées pour répondre aux problématiques quotidiennes des établissements scolaires. Ainsi, Dar Système vous facilite la gestion administrative, gestion et sauvegarde de tous les documents, gestion des étudiants, pointage des professeurs. La gestion financière, paiement des mensualités, paiement des inscriptions, état financier, état de la caisse, dépôt en banque, gestion des charges, abonnement cantine scolaire. La gestion des ressources humaines, gestion du personnel de l'établissement, contrat de travail. La gestion pédagogique, gestion des notes avec un calcul automatique des moyennes, la gestion des absences et des retards, impression ou envoi des bulletins de notes par mail. Espace parents. Dar Système offre un accès aux parents qui veulent suivre le dossier de leur enfant. Notes, classes, matières, emploi du temps, devoirs à faire à la maison et rester en contact avec l'enseignant. Assistance 24 heures sur 24, formation gratuite et personnalisation selon votre méthode de gestion. Dar Système, un autre regard sur votre établissement scolaire, une solution économique et rentable. Nous contacter, c'est facile. Composez le 77 164 85 85 77 511 88 08 ou le 76 614 47 09 ou visitez notre site web www.darsystem.net. Dar Système, logiciel numéro 1 de gestion d'école au Sénégal. Téléspectateurs yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellusiwaat fi naka noonu tey ci àllarba gi am mbégte di dalal El Hadj Birane Cissé nekk représentant de l'association des daara traditionnelles Birane Cissé bi nag wuuteeg naag lool Birane Cissé bu nekk ci kër gi alors Birane maa lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi alladi anzala ala abdihi wa rasulihi kitaabahu alxakim wa bayyana fihi axkaama diinihi alqawim wa arshada bihi nnaasa ila siraatihi almustaqim wassalaatu wassalaamu ala muallimi nnaasi alxayr wa haadi albashariyati ila rushd wa muxriji nnaasi min alzulumaati ila nuur sayyidina wa xabibina wa shafiicina Muhammad ibn Abdillahi rasulillah wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain wa man sanna bi sunnatihim ila yawmi ddin. Sëñ Hadj Malick ñu ngi lay delloo nuyoo di la ziara. di rafetlu jotaay bi ak ITV incha allah. incha allah nuyoo bi am na solo macha allah El Hadj Birane Cissé ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum daara yi naka noonu tamit suba incha allah da ngeen fas yéene amal journée nationale de prière te tamit 1111 kaamil dañ ko fas yéene jàng naka noonu ak tamit ay ñaan loolu yëpp daañu ko yaatal daañu tamit yaatal tamit wàllum. àllarba kare foofu sax nañuy tàmbalee àllarba kare signification bi lan la laata ñuy xuus bu baax ci waxtaan bi. ok Hadj Malick am na solo lool. àllarba kare comme ne ko suñu mag réew mi di waxee. danaa leeral lu bari ne nañu teel a xam ne boo jàngee alquran ba mu jeex. doo ci gis benn aaya buy wax ci àllarba kare. boo jàngee sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala li ma ci jàng bokk. gisuma ci benn aaya buy wax ci àllarbay kare. kon yàlla dafa am yenn ci xam-xam yoo xam ne. moo koy jagleel ku ko neex. mu koy jotee min tariqil kashf. loolu nag booy gëstu ci borom xam-xam sharia yi. am na ci benn kuréel boo xam ne seeni boroom xam-xam ñu leen tuddee salaf ahlu salaf ñoom côté boobu dañ koo dàq waaye nag boo doxee tuuti da nga gis ñenn ñoom di ko jëfandikoo kon àllarba kare alxuraan saxalu ko sunna saxalu ko waaye tamit alxuraan ak sunna gisuñ fu mu ko dàqee
te tey jii tey ñu ngi si àllarba kare. waaw kon gisuñ fu mu ko dàqee léegi nag jamono bu yàgg la yàlla xamal ko benn góor gu ñu tuddee Mu'inuddin mu siiwoon alxawaaja boo demee ci téere bu siiw boobu nga xam ne magu muta sofiyanke yi ku mel Cheikh Tidiane ñu ko fonkoon la téere bu ñu tuddee aljawahirul xams ki ko taalif mu ngi tudd Muhammad ibnu Xatiruddin nee na jëlee naa ci sëriñ bu ñu wax Sakara Janju muy Fariduddin mu ne jëlee na ci alxawaaja mi mu ne àllarba bii ñuy tuddee àllarbaay kare mag réew mi ñoo ko tuddee mooy àllarba bi mujj ci weeru safar yow mi xamul safar di ma déglu mooy weeru màggal loolu la Sénégal yi gën a xam dernier àllarba nee na àllarba boobu yàlla bala mooy àllarba bi gën a jour bi gën a jafe ci at mi mu ne yàlla sama borom danañu wàcce ci ay balaa lu mat 320,000 balaa ay nattu yoo xam ne ci àllarba boobu la koy wàcc mu ne nag koo xam ne yàlla xamal na ko am na ay xeetu ñaan ak xeetu nawaafil yoo xam ne ku ko jëfandikoo yàlla mën na laa musal ci balaa yooyu ci tënk bu dee laaj na leeral looloo indi àllarba alors ñaan yi sax mën nga si ñëwaat ñu nemmeeku si ni ñeenti ràkk mën nga si ñëwaat si ñaanu léegi àllarba kare comme ni ma ko waxee si julli gi d'abord waaw ni ma ko waxee sallallahu alayhi wa sallam dafa bëgg boroom xam-xam yi bu ñuy xatal diine ba mu ëpp moo tax ñaane ne allahumma man wassaa an ummati muhammadin fa wassi alay koo xam ne chaque jour day bëgg affaire yi équilibre mu bëggal ko xeetu yonent bi yàlla nga ko di wutal ay solution léegi nag àllarba kare ay borom xam-xam yu bari wax nañ ci nag moo tax li ma la ko waxoon moom rek dafa doyoon parce que comme émission dëgg la avant àllarba kare ci lislaam li gën a wér mooy jour bi mu ngi commencé ci timis moo tax nga dégg ñu naan guddi àllarba kon démb ci talaata bi timis jotee ci la àllarba dugg boroom xam-xam bu ñu wax Muhammad ibn Hafiz al Misri nee na boo ko bëggee balaa yooyu nga mucc ci ñaan gi yaa ngi koy commencé ci guddi àllarba boo jullee géey ba pare avant ngay def safa witr nee na nag am na ay ñaan yu ñu bëgg nga def ko bokk na ci boo mënee nga def xasbuna allahu wa ni'mal wakiilu nga def ko 450 fois boo ci paree nga def yaa latiifu 129 nga def salaatul ala nabi boo man 50 wala 20 li gën mooy nga def nga commencé fatiha def salaatul fatiha mooy salaatul ala nabi bi ngay def 20 avant xasbunallah bi ma wax après moom tamit 20 su demee ba mu jeex nga jàng loolu ngay def ci guddi gi boo xëyee muy àllarba ba heure boo xam ne dagan naa naafila comme ni nga ko jàngee ci lislaam nga def ñeenti rakaa ma leeral foofu naafila comme que naafila bëccëg la li ñu bëgg mooy ñeenti rakaa yi bul sëlma defal 2 taaya defaat 2 jóg naafila gi dangay jàng faatixa benn yoon jàng inna a'taynaaka al kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shaani'aka huwa al abtar 17 fois jàng qul huwa allahu ahad 5 fois jàng falaq benn naasi benn rakaa bu nekk lii nga ci jàng saari yëpp ak ni nga koy répété boo ko calculé 100 la lay jox 17 inna a'taynaaka al kawsar fois 4 da lay jox 68 qul huwa allahu ahad 4 fois 5 da lay jox 20 fatiha une fois 4 falaq naas bu nekk une fois mu jox la ñoom ñaar 4 mu 8 boo leen boolee mu nekk 100 foofu nag entre parenthèse ni ma koy waxee ñaan gi dafa am benn jokkoo bu dox digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tur yonent bi Muhammad boo ko de chiffré lu mu lay jox 72 la lay jox boo jëlee Fatiha 4 jël 68 inna a'taynaaka al kawsar jël 20 qul huwa allahu ahad
da lay jox 92 yooyu mooy tur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. am na solo. loo ci des xanaa 8 moo des. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi ko njabar xawee jàpp ci xissa ni ñu ko jàngee ci siira. ñaari saar yi ko yàlla waxoon mu jàng ko ba mucc mooy falaxi ak naasi. ñoom ngay ñëw mu complété ko kon am na jokkoo lool ci li ñuy wax ne balaa yi ak la mu defaloon sallallahu alayhi wa sallam am na jokkoo min tariq al ishaar. am na solo. kon boo ci sëlmalee nag. am na geneen ñaan gooy tënk boole ko ak moom. njëriñ bi lan la. njëriñ bi wax naa ko ci commencement bi. waaw soo ko mënee gën a fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ginnaaw ba nit ki defee ñeenti rakk ba amal ñaanam. sëriñ bi nga xam ne moom la yàlla wan xam-xam bi. oui. daf ne àllarba bi mujj ci weeru safar. yàlla dina bind ci jour boobu mooy jour bi gën a métti ci at mi. 320 000 blancs ay musiba yàlla na mën na ko wàccee ci at bi bis boobu la koy décidé. mu ne boo defee lii ma wax balaa boobu dina ci mucc. am na solo loolu mooy importance. am na solo ma fàttali ñu ngi dalal El Hadj Birane Cissé nekk représentant bu association des daara traditionnelles alors àllarba kare suñ ko waxee sa xel dem si nit ki du sangu. nit ki du fóot nit ki du bale daaw nañ ko dégg de mais loolu Birane daf mel na ñu koy respecté dañu leen di compter de. loolu. oui. ku mu neex nga ne. du ma ko def ci jour bi. waaye nag ni jour bi def ko ci dafa xaraam. loolu moo teguwul fenn war a faat la. amul benn cës la. entre parenthèse. oui. am na koo xam ne bisu àllar boobu sangu dafa koy war. man su ma yoroon janaba joteeg sama soxna. wala may nelaw am janaba jour damaa war a sangu ci lislaam. am na solo. bu ñu ma teree sangu àddina tukki. loolu bu rafet la bokk ci. am na solo alors suba incha allah si alxames bi ngeen fas yéene amal journée nationale de prière bi nga xamante ni association des daara traditionnelles moo ko fas yéene amal 1111 kaamil noonu la. muy junni ak téeméer ak fukk ak benn. waaw ni nga ko waxee. waaw. Sénégal bëri na ay association yu yëngu ci wàllu daara. kii seen ndey boot leen mooy fédération nationale. ñu tudd ko al ittihaadul watani. association bi am initiative taxawal lii kenn la ci ay membres. mu ngi ko tuddee ci arab al minassatul wataniyatu lil madaris al quraniyati al asliyati fi Sénégal. mooy plateforme nationale bi nga xam ne moo ëmb daara tradition comme ni nga ko waxee. ñoom nag pour dugal seen participation ci doxalinu réew mi jàmmi réew mi ak i daara loolu moo waral ñu tànn bis bi. tànn ko rek ngis bisu ñaan ngir jamono àdduna ni mu lëndamee gis nga ko. oui. bëgg yàlla musal àdduna bi yëpp. waaye rawatina Sénégal. waaye ci biir Sénégal nag bëgg sa bopp wàññiwul dara ñu bëgg yàlla aar ñëpp waaye rawatina mboolem daara alxuraan fu nekk moo xam kuy jàngale la xale buy jàng parent d'élève ak ku leen dimbale ndax ñeent ñi ñoo ëmb daara. ci tënk loolu moo waral bis bi. te 1111 yi suba incha allah dina. 1111 yi dañ ko commencé avant yegg na ba pare. oui oui. dañ ko jël séddale ko daara yi. am na yeneen i ñaan yu mu àndal. bokk na ci lii ilaa fi Quraysh dañ fa def lu mel ni 1000. lu mel ni Faatiha danañ fa def lu mel ni 16000. yooyu yëpp fi muy dog yëpp pare na bu subaa nag bu ñu dajee. ndax ñaan benn borom xam bu ñuy wax Faaxul Razi. dafa wax ne nu mu gën a yaatoo rek. Razi yi moo wax loolu. nu mu gën a yaatoo rek ñu gën a yaakaar ak nangoo. addu'a wu yontu moo wax lii ida amma nafaa wa ida xtasar tafa. moo tax ñu bëgg c'est national. ñu jàpp benn heure boo xam ne ñëpp bu dee Dakar dañuy dajee ci benn place Kër Mbaye Fall lañ tànn. bu dee Kaolack benn place Mbour ay région yu bëree bëri. région yu bëree bëri yëpp bëgg nañ mu def. mais yëpp xëy na possible ñu dajee ci benn heure dafa ndoor mbir. am na solo di wax rek yal na yàlla nangu ñaan. amiin ñu bokk ñu jàmm sax si réewu Sénégal. amiin alors daara traditionnelle yi seen taxawaay jamono ji lan la. daara traditionnel mooy modèle daara bi nga xam ne moo njëkk Sénégal ci jàngukaay. lu ñu fiy jàng ci xam-xam moo xam tubaab la moo xam alxuraan la moo xam leneen. moo fi njëkk waaye boo gis jamono comme que dafay faral di dox. waaw. ba tey ak nouvel ordre mondial bi gars yi di séentu. ñu jàpp ne daara tradition jamono da ko dépassé.
kon waaw nu meloon dem meloon ni tey. non ñenn ñi non chaque jour moom. waaw changement tout le temps day am. nit big bi sax bu ma doon def nii mënta nekk ci place ba mu yëkkatee teg fi mu tegoo. su ma yëkkatiwaat du fa tegoot. nit mënul yem benn place. soit nga avancé wala nga arrêté. loolu yàlla dogal. dafa am ñoo xamante ni dañoo gis ne dafay war a jógee définitivement. lu tax ñenn ñoo gis loolu. te ñiy tuddee seen bopp chaque jour ñu comprendre lan mooy daara moderne ñu naan jamono li ñu soxla mooy daara moderne ñoo comprendre loolu. da nga bëgg wax ni projet bi nga xamante ni état bi taxaw na ko ngir moderniser daara bi ànduloo si wala mbir mi leeru sam bopp de Birane. projet boobu. oui. ñun càmbar nañ ko. du ma wax ne ànduma ci. état du Sénégal moo njaboote ñëpp. waaye dafa am lu manqué ci projet bi. gis nga sama ginnaaw gi buy xasan. boo ma ko wokkalee mën naa wàññeeku. fa muy xasan dëgg-dëgg mën naa ko xam. dañ ne ko bu fekkee defaral daara moo ko yitteel moom état du Sénégal te loolu laa gëm. mais souvent. oui. le président Macky Sall ak ñi jóg boot réew mi dama foog ne bëri na lu bëree bëri information yi ya war a yegg ci ñoom yeggul. jërëjëf. ndax bëri nañ ñoom ñi yebal ci terrain bi ñuy def loo xam ne ma ci teg sama bët man gëw ma ne président Macky Sall yëg na ko. ndax lan la ñuy def lan la ñuy def. mooy li nga yëg ci jamono Covid 19. lañ tëj daara yi. waxuma jëmmi tëj mais façon tëjin bi. en façon tëjin bi. am na ci benn daara bu nekk Guédiawaye. avant sang bi ay taalibeem jël nañ leen delloo ji mais xam lu ci doy waar avant ñu koy delloo ji dañoo yebal ay ndaw ñu wàcc ñëw ba ci daara ji visite daara ji xam lu ñu ko wax sa daara ni mel bu ko ñu daara yëpp meloon problème du am matul 3 jours ñu ñëw ne ko daxale yi dañuy dem. ah est-ce que ñoom tamit jotaatuñ dara wala dégguñu dara mais loolu tamit ñoom suñ ñëwee xool daara ji. anam yu mu nekkee ba mu koy rafetlu après ñu ñëw ñetti fan après di nga tëj est-ce que amul lu xew loo xam ne yow yëgoo ko. Malick xel nangu na yow. sa xel nangu na. nga ñëw maa ngi ñu waxtaanee nga ne ma tout est bien lépp baax na. après ma ñëwaat ñetti fan. suba nga ñëwaat rek waxoo ma dara ne ma rek acc sa xel nangu na loolu. waaw loolu doy na waar wax bu feebar yow nga koy déglu wéral. waaye loolu moom doy na waar moom. noonu la demee. loolu état du Sénégal yëgu ko ak façon bi mu amee. xanaa bu ñu jëloon samay taalibe man exemple ma leeral chaque jour ne daara traditionnel. ni ñu ko foogee ëpp na ko man actuellement internat ci laa nekk. jiituwuma daara ji mais ki ko jiite maay alhamdulilah. ci internat laa nekk mais xamul tax man la wax naa la ko dem ci téléphone li tax may xeex bi ma jàpp ci daara jooju bokk ci association bi nekk fa membre yàlla moo dogal Sénégal bokk ci réew yu gën a néew doole ci àdduna bi. ay doomi réew yi nekk ñu gën a néew doole ci àdduna. alquran jullit ñu war koo jàng en 100%. te ci biir Sénégal li fi mën a fayal seen doom ñu jàng ci internet yi matul 10%. 90% yi des war a jàng alquran nu ñuy def. mënuñoo fay. état bi amul programme bu mu leen tegal pour ñu mën a jàng alquran mokkal ko mais nu ñuy def il faut ñu def ay sacrifice. loolu moo tax may la daa modèle ñenn ñi gis ne daara ji war nañ ko moderniser effectivement. mais xëy na dañu ko war a moderniser. mais ñi gis ne dafay war a jugee loolu moom mënut a nekk. mënut a nekk. ba fi jugee loolu moom xalaatoo leen ko ànduloo ne. catastrophe loolu mënul nekk. mënul nekk sama borom dafa wax ci alxuraan lu am solo. benn li ma lay wax modernisation ñun ak ñu ko bëgg. ba teel see dox avant kenn diñ ci woo. xam nga modernisation li si jiitu mooy jëmmi njànginu alxuraan. Sénégal jamono bii ci àdduna bi laa wax fukki réew yu dàq jàng alxuraan ci àdduna bi la bokk. waaw ndax si nemmeeku nañu ay concours su amee macha allah Sénégal moom. day nekk ci kaw moom vraiment. man sama làmmiñ su nekkul ci kaw tamit jege na ko. du génn 10 première. oui néew na lu mu koy génne. man sama làmmiñ dafa baroon lool. alxuraan juróom-benn fukki xisab la ñaar fukki xisab dama ko daan tari lu ma tudd 2 heures de temps. balaa 6 heures de temps mu dóor ko mu daal mais léegi mënuma jàng juróomi xisab ci ñetti waxtu. lu tax sama njàng laa moderniser. façon jàngin bi. yaa ayyuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasul ida daakum lima yuxyikum. parce que du nii laa ko jànge woon
waaye modernisation. waaw def ay moo indi lii. moo indi lii. am na solo kooku kay boo na ko beneen côté bi tamit fan la xam lu sukk. dëgg la te façon jàng ni bëri na te wuute na. ay bii ma jàng. oui. xam nga borom bi lu mu ñu wax. yéen ñi ne gëm ngeen yàlla ak yonentam buñ leen wooyee ci lu leen dundal dem leen nga wuyu ji. man doomu aadama da ngaa xamee ne ceeb ak diwlin ak suukar moo koy dundal mbayin loolu lañ yaakaar ak turé déedéet liy dundal li tax ngay dund mooy sa ruux. loolu moo lay dundal. am na solo ma fàttali suñ mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey El Hadj Birane Cissé nekk responsable ci association des daara traditionnelles mën ngeen participer déjà ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 88 628 74 74 alors Birane daara traditionnelle formation bi tamit tàggat ndaw yi lan nga yaakaar ni jamono ji war nañ ko soppi. li may wax gis nga jëmmi tàggat doomu aadama. ak ci façon bu mënti nekk la wax mënta yomb bu ne la wax. mënta yomb. par exemple Macky Sall bu la waxee fi mu jaar ba tey mu nekk président. du la ko jar yow mii fi nga jaar ba taxaw fii boo ko nettalee ñu bëri du leen ko jar. jël waay. keneen ak keneen ci gàttal maanaam tàggat. xam nga tàggat ni nga koy waxee. mooy micro bi ni mu dëmmee ma bëgg koo jubanti ba mu jub képp xam nga loolu du yomb. lu bëri nag am na luy am. loo xam ne dëgg-dëgg d'accord nañ ne lu ñu war a changer la. te dafa jot ñu changer ko dafa jot indi si vraiment ay coppite comme lan. bokk na ci bu njëkk da nga daan dem ci dóor yu bëri ci daar. dóor xale ba ginnaawam yàqu. oui. damay wax ne même man su ma ko defee c'est pas normal. loolu dañ ko war a éliminer. très bien am na solo. xale bi nekk ci daara pendant 10 ans 15 ans 20 ans yem ci jàng alxuraan rek donte la du rek. loolu tamit dafa war a système boobu dañ ko war a dépasser. oui am na solo. ndax am na yu baree bare yu ñuy xaar. xale bi tamit génn di yalwaani sol yëre yoo xam ne ay awraam day feeñ ci biti loolu pare na gëm nañ ne lu war a dañ la. très bien ak yeneen yu dul yooyu. très bien ak lan mën nga ko faram fàcce rek. waaye lu dafa am nekk solo. oui lu nekk dafa am ku mu nekk responsabilité. dafay am ku lay accompagner ba loolu am. xale bi dóor yi wàññeeku loolu ci sëriñ daara yi lay dellu daara ju nekk njiitu daara ji jàngalekat yi mu nekkal mu formé war leen di waxtaan ak ñoom ainsi de suite loolu dina wàññeeku. dóor yu bari dina wàññeeku ak yu mel noonu. bu fekkee njàng mu yéexit def si daara. oui même chose am ay programme. oui kon jàng bi warul jël temps yenn temps yi. benn temps 20 ans xale bi am. waaw bëri 7 na ans nga dugal ko daal bëri na de. mu dem ba am 27 ans nekk ci jàng alxuraan. yem ci oui dafa bëri bëri na de trop. te même sax xale buy jàng normalement pour mokkal alxuraan warul jël tamit yenn app yi. xale loolu bi tamit aussi dépendre na aussi si xelu xale bi. ñetti xale yi ñooy jàng yow miy jàng alxuraan. oui ñetti xale yi ñoo la seet si. xale bii day mokkal alxuraan facilement. oui. kii daf koy mokkal mu métti lool. kii nag moom da ko dul far mokkal. am na solo am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk si ligne bi allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam kilifa gi. maa ngi lay ziar baax sëriñ bi. alhamdulilah suñ ko mënee dégg bu baax bismillah fa nga ñu woowee. maa ngi leen wooyee Kër Massar. bismillah ñu lay déglu. maa ngi tudd Moulay Sané. Moulay waaw yow rek nañuy déglu Moulay. waaw di rafetlu lu baax émission bi. jërëjëf jërëjëf. xoolal xam nga tubaab dafa ne. baal ñu nga wàññi télé bi allo clairement. allo. waaw d'accord harmonie. waaw baal ñu nga wàññi télé bi mën nga répété waat citation bi bismillah. xam nga tubaab dafa ne tout ce qui se constate bien s'énonce clairement. oui. les mots pour le dire arrivent aisément. oui. suñu mbokk mi xam na fi. yàlla def na ne moom lu muy wax ni maîtriser na ko xam na ko. te yow mi posé yaa ngi posé question yi nga xamante ne moom la ñu war a posé. jërëjëf. waaw te lu mu wax ni lu am solo parce que imam Assane Cissé radiyallahu anhu mu ngi ko doon expliqué ci benn émission di wax ne.
lu ñu def nii ci école moderne bu ñu ko defoon ci daara yi dinañ jëm kanam. ndax daara yi dañ leen di ñëw subventionné leen gouvernement bi doole leen ba pare jox leen ay bourses mais même kii bi traditionnel bi. amuñu loolu. moo tax fu mu nekk nii yéenay porteur bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla seen mission bi seen message bi ngeen di nekk di jàll la nii. yàlla def mu jàll ci jàmm ñëpp mën ci bénéficier wu. am na solo ndax tey waajur bu nekk soxla na bu gaañoo doomam jàngal ko alxuraan wàcceel ko kaamil. waaye alhamdulilah seen daar yi yéen a tax yéen gën a dooleel affaire yi la. ci gàttal daal maa leen di ñaanal yàlla bu baax. seen émission bi neex na lool. macha allah jërëjëf kontaan nañu bu baax. nuyu waa Kër Massar alors sa commentaire par rapport ak réaction am oui. waaw cheikh bi macha allah. li mu wax dëgg la. ñu ngi koy nuyu tamit turu Imam Hassan Cissé. kooku nga xam ne ndeysaan keroog bi mu làqoo. néew gi doole yi dañoo jooy. oui. mu gën a métti bi ñu ñàkkee seen waajur. dëgg la mais effectivement li mu wax dëgg la. yéen journalistes yi surtout yéen ñi ci nekk ay doomu daar dëgg-dëgg. da ngeen di liggéey bu am solo. dañoo toll ci jamono communication. moo tax lépp loo def lu mu baax pour nit ñi jëriñoo ko il faut ñu xam ko. am na solo. am na keneen ku nekk ci ligne bi allo kooku dem na. Birane oui. sama papa. rahmatullahi alayhi. yal na yàlla yokk leeram. amiin. daf ñoo jaarale ci daara. façon bu xaw a métti. daan si ñëw am na keneen ku nekk si ligne bi allo. waaleykum salaam. waaleykum salaam kilifa gi bismillah. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. na ngeen defee coono yi. alhamdulilah fa nga ñu woowee kilifa gi. waaw man maa ngi wootee Tivaouane Peulh. bismillah. maa ngi tudd Moustapha Sagnane. Moustapha waaw yow rek nañu déglu. di secrétaire général du syndicat national des enseignants en langue arabe. nekk membre G7. di rafetlu bu baax a baax émission bi ak mbokk moom mu nga invité. El Hadj Birane Cissé. xëy na moom xamuma mais man xam naa ko parce que comme ñoo bokk fu ñuy ci lu ñuy yëngatu. damay dëgëral rek information yi mu fa joxe. wane njëkk gu fi alquran njëkk ak nekk njàng moo xam ne mënta ñàkk ci réew mi parce que loolu la waa réew mi tànn wala boog li ëpp ci waa réew mi. donc ñun en tant que syndicat li ñu defoon ay proposition mooy daara yi bu ñu mënul am ay daara yu tolloo ak école élémentaire yi nag ci biir réew mi. ci gox-goxaan bu nekk nañu fa am ay classe coranique ci école élémentaire yi. bu ko defee loolu xale yi nga xam ne mi doon jóge ci village yooyu di ñëw ci taax yi dana wàññeeku parce que ku nekk sa dëkk dana am classe bu ñu la fi jàngale alquran. sëriñ ba nga waroon a àndal mu jóge ci village ba ñëw ci taax yi dana des ak yow sa dëkk ba di la jàngal alquran. léegi nag mu des kan mooy jël sëriñ boobu en charge dañu jàpp ne état moo ko war a jël en charge mu commencé ko ci ñi tuddee maire yi wala conseil départementaux yi. mën nañ jël ñooñu en charge bu ko defee xale bi day jóge këram dem jàngi wàcc dem ñibbi su weer dee ñu fay sa daara bi. parce que yaakaar naa ndongo yooyu même droit bi ndongo bi jàng français am ndongo boobu aussi droit boobu la am ci réew mi parce que bàyyam day fay impôt comme ni bàyyi kay di fay impôt. donc proposition yu mel noonu yaakaar naa moom la état war a gën a soxla. war a gën a lëñ bët. ci fekk ku samp daaraam di ko doxal di ci liggéey bu mucc ci ayib. nga fekk fa ne ko dama koy moderniser d' accord baatu moderniser bi sax man mën nañ ci ñëwaat lu bëree bëri. kenn mbokk moom am na ci lu mu expliqué d' accord naa ci ak moom. mais am na yoo xam ne d' accord ak moom ci explication modernisation. lu tax njàngin bi maanaam njàngin bi mu wax ne dañ ko moderniser man gëwuma ne njàngin bi la ñuy moderniser. parce que njàngin yi moom mi ngi fi woon. dèjà day am ci ñu mu àggoon am ñu mu àggutoon rek mais njàngin woowu. comme ni ma la wax ne la moom dana jàng nangami visite ci nangami waxtu. léegi mënu koo jàng ci waxtu yooyu dafa moderniser déedéet maanaam nam doon jàng ak ni muy jàng léegi rek moo wuute mais baatu modernisation bi boobu mën naa bañ a dugg foofu donc li ma bëgg a tënk rek mooy xale yi daal dañu am droit ci jàng li seen waajur bëgg ñu jàng ko te état moo war a jàngal ñëpp donc ni état defee ay milliards ci école bi na def lu mel noonu ci daara yi très bien déjà am na ay école am yu mu ubbi na ci intégré daara ci biir
kenn dootu yelwaan dootu am exode rural bi jóge ci village yi dem ci réewu taax yi. donc dama jàpp ne état moo pareegul pour organiser daara. état moo pareegul pour jàppale ndongoy daara ak sëriñ daara yi. jërëjëf di la gërëm bu baax allo. waaw finalement mujj na sax dem. waaw Birane. bala maa yegg li fële dafa wax seen signal ñu ngi koy ziyaare bu baax. dafa am lu mu leeral yu am solo. ma am tuuti leeral la bu ma ci def. seen signal ni mu ko waxee dëgg la waaye xëy na mën naa man maa déggal tubaab wala moom it moo desee dégg waxin ndax njàngin mi moom effectivement ni mu ko waxee mu ngi fi waaye bu may wax modernisation pourtant tey li ñu yeneen affaires yi ñuy tuddee modernisation. waaw mooy taalib yi di sol yére yu set. mais sol yére yu set mos na mu ngi fi mos a nekk di. ñàkk dóor nit ki ba gaañ ko loolu si la mos a nekk di. loolu mu ngi fi mos a nekk. mais dafa am ñu ko def am ñu ko deful. kon modernisme mbir pour man mooy sa liggéey bi nooy def ba ma amélioré. li ñaaw nga fexe mu rafet li rafetoon nga fexe mu gën a rafet. loolu mooy modernisation. te ñun nañ bàyyi. ba pare mu méngoo ak jamono. mooy. oui loolu tamit am na solo. waaw maam nga fexe ko méngaleeg jamono loo xam ne nag. oui nekkul ne mbir mi da koy bañ. ndax parfois am yu ñu tuddee méngale ko ak jamono. damay wax ne ñun li ñu koy tuddee. oui xëy na ak na demee mën bañ a nekk benn. yaa ngi gis image bi ñu war la léegi nii. lii yow noo koy commentaire ban commentaire nga siy def. am na solo de. image bi nga wax si micro bi. rafetlu ko. waaw. ndax tey boo xoolee. sëriñ daara bi. toogaayam bi ni mu jëkkee. xale yi. waaw seen toogaay ni mu jëkkee. ak ni ñu setee. waay kon lii koo gis sa xol dina sedd. waaye nag nañuy yërndu la nekk ci ginnaawam. maanaam. ban façon daara la yor. ban façon daara la yor. kan moo daara ji internat la day fayam fayut bu dee fayuñ kan moo leen dimbali institut fan lañ jaar ba lii mën am. xam xale boo xam ne dañ ko indi fan yi am na benn yaakaar naa bu may gis benn kilifa mu muy am lu muy leeral. mu ne sëriñ daara maanaam dafa am parent d'élève boo xam ne xamul dara mu am doom yóbbul ko sëriñ daara boo xam ne amul dara léegi parent bi am na waaye xamut sëriñ daara bi xam na waaye amut léegi parent boobu bu indee doom ji jox ko sëriñ daara bi amul dara te warul lu ko dara état warul lu ko dara mais xale boobu mënta nekk ci condition yi ñu bëgg kon bu jugee ci bàyyi yoo xam ne mën na dara. waaw ñëw ci sëriñ daara bu mën dara lii gis mën nañ ko am. ndax jaral na ko man su ma yoroon ay milliards. damay wax doomu julli indi leen ma jàng leen li wajhi llahil karim mais su ma ko amul nu may def kon loolu moo tax may daara image bu rafet na. oui mais nañ xam ban façon daara la. kan may borom daara ji ñan ñoo nekk ci ginnaaw ndax ay parents d'élèves dañuy fay wala dafa am benn bonne volonté bu jël alalam def ci daara. alors su ma la déggee bu baax tamit kon daara yi tamit moom ñi fay yóbbu seen doom yi dañu war tamit góorgóorlu di fay. am nañ du ma wax dañoo war a góorgóorlu di fay. waaw. ndax wax naa la ko sànq doomu jullit yépp war a jàng alxuraan 100%. te ci lislaam ay doom lu mu ci mën a am ndem maa ngi wér sama soxna di wér lislaam dana xeeb na. entre parenthèse bu ñuy wax planification familiale lislaam amul fu mu koy daganalee ngir wàññi njaboot gi dañ naan kii jigéen gi dafa wérut wala dafa waaye ngir na doom yi bëri na nañ ko wàññi lislaam du ko d'accord doom yi nu ñu gën a bëri yontu bi ne nañ ñëw waaye kii am fukki doom yëpp bu ñu ñoom mën a jàng alxuraan te moom 5000 francs yu mu joxe dépense kër ga da ko fay të bu jëlee xale yóbbu leen daara ja 1000 francs bu muy fayee par weer amu ko li sëñ Moustapha Signane wax léegi bu amoon tarkal la état bi programme ay daaray alxuraan yoo xam ne dëkk ba ñu nekk lay am te loolu dafa war a am. loolu kay su amoon yu bëri yu wàññeeku mais si modernisation daara bi loolu gis ngeen ko si wala. gisuñ ko ci. te da si waroon bokk. loolu li ma jàpp nag bokk na ci waroon na cee bokk pour ñu éviter yu bëree bëri. gën a encadrer daara yi. bokk na ci konoon dajaloo bi nit ñi di bàyyi fële ñëw ci taax yi kon loolu bu amoon dina wàññeeku. ndax man sama doom bi ma bëgg mu jàng. sama yoon nekkul ci ville bi nekk ba village bi. la may yitteel mooy famille nekk na jàng. na jàng point. loolu su ma ko mënee am kay sama biir kër muy jàng ba bisa mën ko gis
mais loolu laay jël. ak ci mais tamit même loolu su amoon tey amul fii ku dëkk Sénégal dëgg bi dama France di jàng peut-être matière yi muy suivre moo fi amul wala yeneen ak yeneen ak yeneen. ba tey it am na. non mais matière yu muy suivre sax mën na fi am mais peut-être am na ay yeneen raison yu tax ñoom ñu dem. foofu mooy di li ma jàng bëgg a wax kon tamit man même sama dëkk bi ma dëkk ba amoon daara mën naa am leneen loo bëgg tax ma jëlee ko foofu dama yóbbu ko Tambacounda mais benn la ci solution yi. mais du moo koy régler en 100%. alors sànq Birane da nga wax lu am solo nga ni daara yi waruñu yem rek si jàng alxuraan yow lan ngay proposer su weesoo téere xam-xam yi. du ma la wax proposer. oui. danga may wax looy def ndax man daara ji ma nekk. waaw. am na fa xale yoo xam ne jàng nañ ba mokkal alxuraan. jàng nañ ba yeewu ci diine. te yeewu nañ ci tubaab ak anglais lépp ñu ngi koy jàng. ñu ngi am ci daara ji xale yoo xam ne. léegi ñaata at nañ def ngir mokkal alxuraan. su dee damay wax jëmmi mokkal alxuraan juñu naa ko sànq. oui. mënoo koo tënk. am na wax naa léegi am na xale boo xam ne da koy mokkal facilement. boy kii da ciy sonn kii du ko mokkal. léegi nii muy def am na xale yu am sens. programme bu baax 3 ans 4 ans ñu mokkal. am na kii dem ba 5 ans am na sax ku koy dépassé waaye ci gàttal jëmmi mokkal bi moom mënoo koo taxadit ndax ni ngay jàngee xam-xam tubaab ak ni ngay jàng alxuraan du benn. du benn c'est parce que alxuraan lépp da ngay tere yow xam nga ci dara waa seen bu fekkee ne xam-xam bi moom mën nañ ko tënk. ne at sàngam mooy programme lu dul xale boo xam ne dafa redoubler exemple programme mu état bi ci réew mi primaire ñaata at lañ koy def 6 ans non. ñun daara ji 3 ans lañ koy def. collège programme normal bi lan la 4 ans pour le moment ñun 3 ans lañ koy def te ñu ngi négocier bientôt ñu def ko 2 ans. te jàng bi dafay jaar yoon. dégg li ma la wax léppay tegu si yoon. léppay tegu si yoon ñu ngi maa ngi am xale yu war a dem BFM dégg ma la wax. mais dama koy dam ju mooy programme bi ñu ma jox xale bi jàng ba moo ko alxuraan xale mu ubbeeku na. li xale bi doon jàng ci benn fan ci ñetti fan moom da koy jàng ci ñaari fan wala benn fan. am na solo. loolu mooy. am na solo am na suñu beneen téléspectateur bu nekk si 88 628 74 74 allo allo kooku dafa mel ni dem na am na keneen tamit kuy insister allo allo alors ñu ñëwaat ba tey ci daara traditionnelle bi sànq da ngay expliquer nga ni am na si yoo xamante ni vraiment waratu si am yéen yii est-ce que waxtaan ngeen si ak kilifa yi ba ñoom ñu sóoraale que si projet de modernisation des daara. ñoo tuddee kilifa yi réew mi. waaw wala ñoom laajul leen seen xalaat mais loolu moom xalaat mënul nekk nag. bi ñuy woote. oui. dëgg-dëgg ci projet boobu. am na ay nit daal dëgg-dëgg yu ñu wax. waaye damay wax chaque jour ne imam Malik. yow mii jaar nga ci daara amaana sax nga jàng ba mokkal alxuraan. jàng ba mokkal ba bëri xam-xam lool nga jógee fi dem jàngi leneen 5 ans 10 ans boo ñëwaatee ci daara ji réalité yi fi nekkoon démb du tey yow bu ñu la war pour négocier ak yow. pour solution daara. du sotti kon ñooñu nañ impliqué si waxtaan bi. ñoo ci gën a bari. ñoo si gën a bëri loolu daañu ko leeral léegi nii allo am na keneen ku nekk si ligne bi allo allo allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam kilifa gi bisimilah. maa ngi lay. maa ngi lay ziar sëñ bi leen def. delloo ziar baal ñu nga wàññi son wu télé bi. allo. waaw wàññi nañ ko waaw. fan nga ñu woowee. maa ngi wootee Kaolack Habib Cissé. bisimilah kilifa gi ziar na la. ñu ngi lay nuyu baax di nuyu xaaj Birane. alhamdulilah mu lay dégg. di ko kontaanee bu baax di rafet di jotaay bi. mu lay dégg. alhamdulilah ndongo daara yëpp ñu ngi toog di teewlu. waaw suñ mënee baar rek nga yëkkati kàddu gi ñu dégg la bu baax. waaw allo. kooku malheureusement dem na moom tamit Kaolack la doon woote alors nga ni projet de modernisation des daara bi nga xamante ni état bi am na tamit yéene amal ko ñu impliqué du ñu nga xamante ni ñoo xam nañu réalité daara yi loolu nga wax. effectivement. lu tax. ndax mooy wax naa la ko léegi. oui am na koo xam ne jaar na ci daara.
après mu pare ci nekk si leneen. nekk ci leneen ay at après mu ñëwaat. kooku xam nga ñi mu koo wax ne ko doo doomu daara. doomu daara la gaa mais actuellement réalité yi fi nekk mais bëri na lu ko ci rëcc. kooku bu ñu ut ci moom solution mu jox leen proposition bu ñu ko wàccee ci base bi danaa non ndax du moral du lii lañ soxla proposition bi dama leen waxoon lii njëkk am. benn maanaam mbir mu ne booy jëflanteeg nit fexeel ba mu leer ci boppam loolu mooy sa premier objectif. mais bu leerul rek annaasu a'daa'u maa jahilu nit lu leerul ci boppam beneen jafe-jafe day am benn bindkat dafa wax ne min sifaatil jaahil bokk na ci melokaanu ku ñàkk expérience mooy ñett yi al ijaabatu qabla an ya'lam wal mu'aaradatu qabla an yafham ma yokk ci wal muwaafaqatu qabla an yafham ak wal xukum bi ma lam ya'lam damay wax ak yow wala damay wax ak man kàddu gi daanoogul ma bëgg a tontu wala nga indil ma benn mbir comprendre gu ma ko ma valider ko wala ma rejeter ko wala may joxe àtte ci lu ma xamul ñett yi foo ko gis même borom bu dee defar moo ko tax a jóg la muy yàq mooy la muy def. te loolu moo am. te loolu moo ci gën a bëri. moo ci gën a bëri. alors Birane Cissé li ñu desee si ay simili bëreewul mën nañu wax ni sax ñett la. wala ñeent. alors Birane wàllum yarwaanu ndongo yi. taalibe yi dañ nemmeeku ni yalwaan gi takkarnaase na loolu tamit des fois da ngay sax poser ay questions naan ñii daara yu nekk yenn waxtu na ñuy jàng xale bu nga xamante ni mën nga gis suba si mbedd gi muy yarwaan naka noonu nga gisaat que bëccëg muy yarwaan ngoon si nga gisaat que muy yarwaan su timis di waay jot nga gis que muy yarwaan loolu tamit doy na waar rek jot na aussi loolu ñu gën ko saytu mu dañ fi. document actuellement. oui. mu ngi ministère de la femme. moom lañu dënk protection des enfants. au niveau de l'Ittihad. ak ñi mu àndal liggéey nañu benn document bu am solo. xam nga ni nga ko tuddee. xuluulul muqtarixati li xalli muskilati tasawul. solution yu ñu joxe maanaam proposition yu ñu joxe pour une solution ci yalwaan. am na solo dañ koy yaatal léegi am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko très rapidement allo allo. allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam kilifa gi bismillah. émission bi ci télé bi la. yaa ngi en direct si ITV. waa kay maa ngi leen ay nuyu. alhamdulilah fa nga ñu woowee. Ousmane Dramé Mbour jamaatu ahlu quraani wa sunna. bismillah Ousmane. sëriñ bi ñi ngi rafetlu émission bi bu baax. jërëjëf Ousmane. maanaam ci gàttal rek xam naa yaa ngi ci fin bi. ñun sëriñ daar yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal dañoo gisul suñu bopp ci Sénégal. dér waaye. mooy état Sénégal. taxawuñ pour dimbali daara waaye dañoo taxaw pour tas daara. te loolu mboolem kuy jàngalekatu alxuraan xam nañ loolu. mais état bi ban intérêt la am Ousmane. ban intérêt lañ am ñun xamuñu ko ndax lu tax. boo bokkee ci réew. amul kii participer ci réew mi loo fa participer wut. budget bu toll ci 4000 milliards. jël 40% dugal ko ci éducation mënuñoo jox daara dara. loolu benn xel nanguwut ko xelaat nanguwut ko. loolu lañ gis nag bu ko defee bu fekkee lu mel nii maanaam feebar bi ñuy wax ci réew mi moo fi xew. ñi jàllal bu ko di songu daara yi di jël sëriñ daara yi di jàpp di dóor di jël ay sëriñ daara ndongo daara di delloo ji. loola mënuñ ko gisee la mooy xeex lislaam mënoon nañoo ñëw waxtaan ak ñun ñi. xaalis bi nga gisoon président génnee ba léegi sëriñ daara bu la mën a wax ne am naa ci amul xanaa ñun duñu Sénégalais. jërëjëf. li ñu génnoon pour dimbali nit ñi ba léegi sëriñ daara bu la wax ne am na ci amul. jërëjëf. xanaa duñu Sénégalais. pare nañ nag pour fekk leen ci géopolitique bi réew mi leen soxla palais bi moom lañ soxla. incha allah ci géopolitique bi lañ leen a fekk. incha allah jërëjëf ñu ngi woo mboolem doomi soxna yi ñu fekk ñu ci terrain boobu. parce que réew mi kenn ku ne li nga moom duut li ñu lay jox looy foqati lay jox. lay doon. terrain politique boobu nag ci lañ leen a fekk incha allah te loolu ñu ci woo mboolem doomi soxna yi. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. temps baa ngi bëgg a jeex. waaw léegi temps bi muy bëgg a jeex. man leen bëggoon directement si solution bi. oui boobu daf ma soxla. oui. proposition bu mag fa. oui dañ ne ko police bokk na ci ba ca jiitu. bëri na ñu nekk ci mbedd mi di yelwaan yori pot te duñu ay taalibe. waaw loolu am na. nañ fexe ba identifier ñooñu. oui loolu moom te possible na. département bu ne bu ñu accompagner balaa jant bee soo ñu xam ñaata daara moo fa nekk. loolu première solution.
bu ñu demee ba xam loolu. comme li ma ko waxee génn yalwaani mënuñu ko ñàkk def. mais jox nañ ko proposition wax naa ko ci commencement bi de boo yaa ngi may suivre. oui mooy ñu ne ko xale bi utal programme pour ñu jëlee fi yalwaan mais pour le moment bu xëyee 2 heures temps la yalwaani. kooku dina mën a ñëw jàng. am na solo alors. ma daane ko. oui bu très bëccëgee rapidement très rapidement. même chose. bu guddee même chose. kon heure yi mu doon nekk ci mbedd mi dina wàññeeku. am na solo alors en 30 secondes rek daara yu ñu tëjoon am na yu commencé ubbi ci Covid bi. daara yi ñuy waxal daara yi ñu delloo jiwoon seen ndong. oui. amul kenn ku ñu indiwaat. am na nag benn yuy ñibbisi. ndax li ko sang bi waxee léegi population sénégalaise ñoo tànn daara. am na xale yoo xam ne keroog bañ leen delloo ji seen woo yi dañoo woo sëriñ daara bi ne ko ñu ngi lay déglu boo ne tey muy tey boo ne suba muy suba. kon am na benn yuy ñëw. waaye li la sang bi wax mooy li ma la waxoon léegi ñi ci terrain bi li ñuy président Macky Sall li muy def yëguñu ko bu fekkoon dañoo delloo daara ngir jafe-jafe xanaa bu ñu demee ba mu wàññeeku ñu indiwaat ko. waaye laaj leen ndax am nañ programme indiwaat bi ñëw ñu ba xam. di la gërëm bu baax di la sant El Hadj Birane Cissé waxtu bi jeex na. ma fàttali yow yaay yow membre nga ci association des daara traditionnelles di la gërëm bu baax di la sant mbokk téléspectateurs yi tamit amul seen fay ñu leen di gërëm bu baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu. Dara Système logiciel numéro 1 de gestion d'école au Sénégal moo leen doon may seen émission Kenno Askan Wi. Dara Système, logiciel numéro 1 de gestion d'école au Sénégal, destiné aux établissements scolaires, quel que soit le niveau. Préscolaire, primaire, collège, lycée, université. Dara Système propose une multitude de fonctionnalités spécialement développées pour répondre aux problématiques quotidiennes des établissements scolaires. Ainsi, Dara Système vous facilite la gestion administrative, gestion et sauvegarde de tous les documents, gestion des étudiants, pointage des professeurs. La gestion financière, paiement des mensualités, paiement des inscriptions, état financier, état de la caisse, dépôt en banque, gestion des charges, abonnement cantine scolaire. La gestion des ressources humaines, gestion du personnel de l'établissement, contrat de travail. La gestion pédagogique, gestion des notes avec un calcul automatique des moyennes, la gestion des absences et des retards, impression ou envoi des bulletins de notes par mail. Espace parents. Dara Système offre un accès aux parents qui veulent suivre le dossier de leur enfant. Notes, classes, matières, emploi du temps, devoirs à faire à la maison et rester en contact avec l'enseignant. Assistance 24 heures sur 24, formation gratuite et personnalisation selon votre méthode de gestion. Dara Système, un autre regard sur votre établissement scolaire, une solution économique et rentable. Nous contacter, c'est facile. Composez le 77 164 85 85 77 511 88 08 ou le 76 614 47 09 ou visitez notre site web www.darasystem.net.